Rafah TV abonné leen bu ngeen cliquer fii ci abonné ngeen laal cloche bi rek mën a abonné saa su ne ngeen di am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ ak réer. salaamaaleykum yéen mbokku internetu Rafah TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag ñu ngi fii ci cabine dentaire bu docteur Mahfous Diop ñu fas yéene waxtaan ak moom ci bisu tey bi di 20 mars di journée mondiale de la santé bucco-dentaire docteur ñu bàyyi la nga nuyoo ko mbokku internet yi. salaamaaleykum waa Rafah TV di leen sant bu baax ci occasion bi ngeen ñu may nii pour ñu mën a joxe suñu participation ci journée bi nga xam ne ñun lañ ko jagleel muy journée internationale de la santé bucco-dentaire. jërëjëf docteur kon thème bi mi ngi nekkoon sois fier de ta bouche ñu bëggoon xam ban jàngat nga am ci loolu. waaw loolu la ciy sawar pour mën si wax comme nañ ko tënkee sois fier de ta bouche donc li ñu si mën a jàngatee rek mooy que ni gémmañ rawatina bëñ donc mën nañ jàpp que ni. bokk na ci organe bi gën a am njariñ ci nit ki donc war nañ ko jox benn mbëggeel walla benn dayo bu nga xam ne donc dinañ ko aar mën ko fonk waaw parce que comme niñ koy mën comprendre rek wax dëgg yàlla li nekk ci gémmañ bi ak bëñ yi donc dinañuy permettre ñi mën di lekk normal di mën di wax normal di mën di jëflante nit ñi ci wàllum liggéey ak lu mu mënti doon voilà donc boo seetluwee li ñuy wax OMS Organisation mondiale de la santé donc dañ jàpp que ni feebaru bëñ nekk na maladie bi nga xam ne moom moo gën a fës ci àdduna rawatina carie dentaire ñu koy wax bëñ yu bënn donc d'ailleurs sax jàpp nañ que ni 100% population boo jël presque kenn dina ci am problème bëñ rawatina carie dentaire et que rax ci dolli aussi 60% ci xale yi nga xam ne ñu ngi jàngi donc kenn ko ci jël boo xoolee gémmiñam dina am problème carie dentaire et que fii ñu toll suñu réew aussi Sénégal donc ay études yu ñu defoon en 2015 comme ni ñu koy waxee wane na ne donc lu ëpp ci 60% ci xale yi ngi fi nekk am nañu ay bëñ yu bënn donc loolu lépp dafay waral que ni problème bëñ bëri na fi en plus njariñ bi mu ñu appal aussi am na importance ba tax peut-être xam naa ñàkk xam moo tax duñ koy toppatoo niñ ko war a toppatooy. jërëjëf docteur ci leeral yu am solo yooyu kon tamit ñu bëggoon xam lan moo tax nit ñi doyadal toppatoo seen bëñ yi. waaw li ñu si mën a jàpp mooy que ni d'ailleurs sax comme sànq maa ngi ñëw si étude wala na ko que ni plus de 62% si nit yi nekk fii nii Sénégal ñu si bëri ñu ngi jàmbat ay problème bëñ te duñu dem hôpital donc ça veut dire que. Ils ne font pas recours aux soins bucco-dentaires bon li koy waral lu ci bëri ñàkk xam daf koy waral parce que ñenn ñi jàpp nañ ne que ni bëñ soo ko amee affaire olof moo ko war a faj moo xam ay fas wala ay sunguf ñenn ñi aussi ginnaaw bu ñu xamee que ni dentiste yi am na dañuy jàpp ne que des fois lu luxe la comme dem ci cabinet dentaire des fois dañuy jàpp que amuñu moyen yeex yooyu noonu. mais ñun li ñuy comprendre que ni lu ci ëpp ci ñi koy wax li ñuy frais ci yeneen anam yi yaakaar naa moo gën a sax cher lu ñuy frais pour mën toppatoo seen wàllum bëñ comme ni may tooñee des fois sama yenn clients yi ma ne leen des fois dañuy jël xaalis bu bari di def entretien seen oto su fekkee jigéen ñi diw yu cher la ñuy jënd pour toppatoo seen der wala seen karaw. et que bu ñu bàyyee xel que ni peut-être gémmañ bi lu ci ëpp moom moo koy def parce que su fekkee da ngay exprimer say sentiments moo xam koo bëgg wala leneen rek ci wàllu liggéey amaana su ba ñu nekkulee ni nga ko war a defee doo ko defee noonu donc ci gàttal mën nañ jàpp que nit yi su fekkee am nañ benn prise de conscience indiwaat seen xel donc yaakaar naa bépp xaalis bu ñu yor wala bépp moyen bu ñu yor war nañuy tegal budget nañu toppatoo seen gémmañ donc tous les 6 mois nga dem ci dentiste bi mu defal la entretien donc xoolal la su fekkee am na bëñ buy waaj a bënn mu plombel la ko voilà su ko defee lu bari mën na la bañ a dal aussi pâte yi ak brosse yi peut-être c'est vrai que dañuy jàmbat ne dafa cher ci pharmacie
sànq rek li ngeen di dépenser ci yeneen anam moo gën a cher mais des fois cherul nga dem si pharmacie bi nga jënd pâte bu baax brosse bu baax brosse bi au moins tous les 3 mois war nga ko mën changer pâte bi aussi bëri na ay façon su fekkente ne sa signe dafay nàcc wala say bëñ dafa xaw a sensible donc pâte yi ñu ngi foofu xale aussi ak mag waruñu bokk pâte bi ñuy boosoo donc su fekkee xale la at bu mu toll à partir de 2 ans ba yenn at yi période bu nekk rek am na benn pâte bu mu war a utiliser pour mën boosu donc loolu su demee si pharmacien bi daf ko koy leeral voilà donc su ko defee xale yi aussi ñu leen di toppatoo parce que seen ay bëñ aussi am na njëriñ nekkul ne bëñu xale dafa war a bënn rek ñu génn sànni non bëñ saa bu ñëwee rek jamono bu nekk rek am na njëriñ boo xam ne dafay am importance ci biir gémmiñ bi donc raison de plus ñu war a gën a jox gëdd investissement lu concerne suñu gémmiñ donc thème bi mooy ñëwaat rek sois fier de ta bouche ça veut dire que nañu jox mbëggeel bu am dayoo suñu gémmiñ nañ ko fonk nañ xam ne mooy suñu lépp donc duñ ne c'est un organe vital mais jege na ko parce que mën naa ne lépp lu ñu bëgg li ci ëpp importance moom moo ñu koy permettre donc nañ koy toppatoo di ko fonk su ko defee rek dinañ nekk en phase ak thème ren bi muy sois fier de ta bouche donc en particulier soyons fiers de nos dents donc di yokk si que ni c'est vrai que ñun fi ñu féetee zone Bawol donc très souvent suñuy bëñ day faral di xonq comme man miy wax ak yéen en tant que médecin suy Bawol man aussi je suis fier que sama bëñ nu mu xonqee parce que nekkul feebar nekkul lu ñaaw donc excès de fluor la bon soyons fiers nga xam ne ku ñu gis xam ne Bawol la dëkk donc soxlawul ñuy jënd ay produits ci mbedd bi di weexal suñu ay bëñ wala jël ay acide donc muy indi ay sensibilité ay bëñu ay metti bu yàggee ci dindi ko ngay mujjee donc du ma ne nag weexal bëñ baaxul mais bon suñ koy def ñu def ko ci anam yu mu gënee nga ñëw ci dentiste bi mu proposer la ay bëñ yu baax ay bëñ yu weex yu baax mais quand on nekk ci mbedd bi luñ ne dafay weexal bëñ rek nga jënd ñëw taf ci biir après ëllëg mu lay indil ay problème ba ci sax bëñ yu weex yi li ñuy wax ay dents en or blanc très souvent jigéen ñi dañ koy faral di ko bëgg yooyu aussi yu baax yi dentiste yi ñoo koy defar donc yi ñuy jëlee ci mbedd bi dañ koy def sa bëñ yi après mu koy metti wala mu koy neew yi yooyu yëpp dafay indi ay gàllankoor donc daal je pense que li fi nekk comme problème mooy manque d'information mais je pense que nit ñi bëgg nañ lu baax xam nañ lu baax rawatina waa Touba wax dëgg yàlla bëgg nañ lu baax xam nañ lu baax donc lu ci nekk rek mooy ñàkk a xam voilà donc di laaye biir que ni lépp lu concerne wàllu bëñ médecin dentiste moom lañ koy bàyyil moom la xam-xamam nàcc ci loolu donc keneen ku dul médecin dentiste amul droit def ci bëñ bi dara amul droit laal bëñ amul droit def ci dara donc nit ñi dañu war a xam loolu su ko defee rek suñu borom mën na dogal problème dina wàññeeku bu baax en plus nit ñi dinañ am ay bëñ comme bëñ yu baax comme ñëpp donc ay traitement comme ñëpp nekk en phase avec le niveau international en tout cas c'est important. merci beaucoup docteur ci leeral yu am solo yooyu kon bëñ di nekk loo xamante si ni comme ni ñuy toppatoo suñuy yére suñuy yaram et tout ça noonu la ñu war a toppatoowee suñuy bëñ kon nañuy bàyyi xel bu baax ci suñuy gémmiñ docteur lan mooy sa kàddu yu mujj. waaw sama kàddu yu mujj ngeen jéggal ma parce que fa laa waroon njëkkee parce que tey ci suba dañ ma tàggee sama sëriñ sëñ Modou Makhtar donc di ñaan suñu borom yokk ay leeram foofu mu nekk. di ko jaale waa Daaru Musti yëpp foofu laa waroon njëkkee di jégalu bu baax waru moon fa mujjee parce que suñu sëriñ la donc fi may jeexalee ak sama mbokk surtout sama mbokk waa Touba yi comme man Touba laa féete di leen wax ni ay ndaw ay xale yu nga xam ne xarañ nañ te am nañu yéene bu sell pour toppatoo leen ci wàllum bëñ donc ñu ngi fi du clinique bi rek am na yeneen clinique yu nekk ci biir dëkk bi ñoo xam ne ay xale lañ yor nañ matériel yu efficace pour lépp lu ngeen soxla ci wàllum bëñ ñoom mën nañ ko def donc ñoom seen xel mën na dal dañuy moytu ñi nga xam ne xamuñu wala ñuy fajoo ci mbedd wala lu ñu jot ci mbedd bi jël donc di ñaaxaat nit ñi rek lépp lu nga xam ne jaaxal nañ ci wàllum bëñ donc même suñu duggee Rafah TV bi mën nañ am numéro dentiste wootee demande information su ko defee suñu borom mën na dogal jafe-jafe yi mën na wàññeeku cherté bi aussi mën na wàññeeku yéen aussi di leen sant bu baax ci seen taxawaay parce que yéen a ngi participer ci promotion de la santé bucco-dentaire parce que vous êtes un relais communautaire comme ni ñu koy waxee ci Dubab parce que nit ñi ñu ngi leen di suivre au niveau international même Modou sax seen ay famille ñu ngi fi donc
amaana ñoom ñooy fay faj bi donc ñoom aussi ñooy yebal seen ay famille si médecins yi donc bu ñu gisee lii dinañ xam ne am na ay médecins yu baax yoo xam ne ñu ngi fii et que pare nañ pour toppatoo leen si anam bu mu nekkee en tout cas di leen santaat bu baax si taxawaay bi wax dëgg yàlla et que nous sommes ouverts jamono bu nekk rek pare nañ pour di liggéey ak yéen pour santé bucco-dentaire si fii si Touba mu gën a jëm kanam incha allah. merci beaucoup docteur jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu comme ni ñu leen ko waxee woon ci commencement bi tey la 20 mars di journée mondiale de la santé bucco-dentaire ñu àndoon ci ak docteur Mahfouss Diop kon ba beneen yoon incha allah ci beneen jàngat. Rafah TV abonné leen bu ngeen cliquer fii ci abonné ngeen laal cloche bi rek mën a abonné saa su ne ngeen di am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ agréer